asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi ñuy déglu fii ci Italie ak ci àddina bi seen xarit Baye Diouf mooy dellu si tey di leen indil xibaar yi nga xam ne moo xew fii ci réew mi ñu dëkk muy Italie te ma tuddee ko làmb ci xam naa dinaa ci dellu si waat di leen yëgal rek yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp wax dëgg yàlla muy rajo bi nga xam ne lépp lu xew fii ci Italie ci li ñu concerné te ñu war koo xam ñu indi di ko faram-fàcce di leen yëgal ne rajo bi am na application su ngeen demee ci Google Store Google Play mën ngeen télécharger application bi su ngeen tàppee suma tur rek Baye Diouf moo gën a yomb ko rajo defaral suñu bopp mais su ngeen tàppee Baye Diouf rek da ngeen gis application bi ngeen mën ko yore ci seen téléphone donc lii mooy rajo defaral suñu bopp mbokk yi xanaa rek di dikk ci xew-xew bi nga xam ne moo xaw a jaxase réew mi ñu nekk muy Italie te ñu defoon ci semaine dernière benn premier élément muy actualité politique ci dëkk bi di wax ne wax dëgg yàlla dañ doon xaar semaine bi altine talaata tey ak àllarba dañ doon xaar xool changement ak développement yi ci am pour mën ñëw indi leen waxtaan bi pour mën ñëw faram-fàcce leen ko comme ni may yàgg di wax rek réew soo ci dëkkee daf nga war a xam la cay dox surtout nag lépp loo xam ne immigration li koy changé ak li koy yokk li koy wàññi du dara mooy politique maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñuy fal ñu jiite réew ñi kon nag mbirum politique su yëngatoo wax dëgg yàlla lu ñu intéressé la te war nañ koo xam looloo tax mbokk yi ñu ñëw waat dellu si waat mu nekk deuxième numéro bi ci crise li ñuy wax crise politique bi nga xam ne moo am ci Italie te wax dëgg yàlla ñi koy suivre di ci déglu di ci waxtaan ak suñuy ay xarit di ci yokkante xel d'ailleurs kenn ci suma xarit sax barki dem bi doon waxtaan mu ne ma politique Italie wax dëgg yàlla moo neex suivre ko moo neex ndaxte lu ci bëri dalay wan ne démocratie am na fii ci dëkk bi looloo tax ma dikk tey tuddee numéro bi làmb ji parce que wax dëgg yàlla lii ñuy gis utiwul ak làmb comme niñ koy defee ci suñ réew xanaa rek di wax ne suñ réew làmb dóor moo fa am waaye làmb ji nag fii amul dóor amul téye amul jàpp nit lépp ci waxtaan ci wax werante am na fi gaa jokkalante am na fi mais lépp ci ay wax la ci ay jëf ci biir parlement yi ci assemblée yi te ñiy wax li ñuy wax yépp dafa am nuñ koy waxee xasante am na ci gaa waaye lu ci nekk dafa am foo koy yemle ndaxte loi lu ci bëri ci wax tooñ nit dafa mën a daanuwaat ci yow waaye nag wax dëgg yàlla làmb la ndaxte mbër yi am nañ moom laa leen bëgg a wax mbër yi mooy ñan mbër yi mooy wax dëgg yàlla ki nga xam ne moo lancé làmb ji mooy kooku ñuy wax Matteo Salvini di fàttali ne Matteo Salvini mooy ministre de l'intérieur ba noppi moo jiite parti boobu ñuy wax Lega Nord la tuddoon bu njëkk waaye léegi dindi nañ Nord bi tudd rek Lega di fàttali rek mbokk yi wax dëgg yàlla Lega ñu ngi ko ñu ngi ko classé ci parti extrême droite yi ñoom la ñuy wax populiste tamit ñoom la ñuy wax souverainiste
parce que wax dëgg yàlla moom lépp luy mbirum gan neexu ko, lépp loo xam ne tamit booloo ak yeneen réew yi mu neexu ko. moom daal Italie lay wax, bañ na ko ba ci waxtaanam slogan bi gën a siiw mooy ci italien prima gli italiani, muy ci français premièrement les italiens. moom daal Italie rek lay wax. moom nag donc mooy benn mbër mi. ñaareeli mbër mi nekk kooku ñuy wax Di Maio moo nekk ministre du travail et du développement économique. moom mooy chef politique beneen parti bu ñuy ooyee muy mouvement 5 étoiles. di wax fàttali nag 5 étoiles acteur comique bi ñuy wax Grillini moo ko fondé woon, waaye ñu tànn xale bi tudd Di Maio. xale la ndaxte 32 ans rek la am, def ko chef politique. donc moom moo nekk ci gouvernement bi ba noppi yore ministre du travail et du développement économique. dëgg yàlla ñii ñooy mbër yi, waaye mbër yi yemul ci foofu mbokk yi. mbër yi nga xam ne dafa am faraate tamit di kii farak Di Maio, ñoom ñoo tànn nommé kii ñuy wax Giuseppe Conte. moom mooy premier ministre bi fii, président du conseil lañ koy tuddee, muy presidenza del consiglio, muy Giuseppe Conte. donc lii mooy wax dëgg yàlla mbër yi, waaye yemul ci ñooñu rek, ci ñaar ñooñu am na yeneen mbër yu nekk ci touche bi di xaar. mu mel ni li ñuy wax parti démocratique nag ki ko jiite actuellement mooy Zingaretti, di nekk président du conseil régional de Lazio, mooy Rome. waaye wax dëgg yàlla parti boobu ki ci ëpp doole te jiitewu ko actuellement mooy Matteo Renzi. di fàttali Matteo Renzi mooy nekkoon na fi premier ministre, ba noppi jiite woon na fi parti boobu, waaye ginnaaw gi bañ defee référendum daaw jéeg gañewul ca la bàyyi. waaye moom wax dëgg yàlla ñu bëri ñu nekk ci parti bi moom lañ àndal. lii mooy mbokk yi mbër yu mag yi. ñi leen wër mooy Forza Italia, ñooñu xam naa ne Matteo Renzi lañ gën a jege. am na yeneen mbër yu ñuy wax Fratelli d'Italia, ñoom it ci weti Matteo Renzi lañ gën a jege. di wax ne làmb ji tamit mbër mi mooy président de la République. wax dëgg yàlla mooy arbitre bi, ndaxte moom lépp ci coow li di ci bokk, kenn du ko dégg mu wax, parce que ba léegi waxagul. xanaa day xaar làmb ji départ rek mu mën a siffler fin wala départ. moom mooy président de la République, mooy gardien de la constitution comme ni ñu koy waxee ci suñu réew. moom wax dëgg yàlla dafay soxla lépp jaar ci yoon, waaye waxam du bëri. làmb ji tamit am na ay ni ñu koy waxee ci ay observateur yu mel ni analyse politique yi, ñi nga xam ne mbirum politique seen xel seen xam-xam daf cee màcc trop. muy journalistes yi aussi wax dëgg yàlla, parce que journalistes yi ñoom ñooy jottali wax yi. wax dëgg yàlla mu mel ni làmb ju xumb la. léegi xanaa dañuy dellu si rek mbokk yi di leen dellu si wax ci fi ñu yem ci crise bi nga xam ne ki ñuy wax Matteo Salvini moo ko déclenché woon depuis semaine dernière. waaye nag dafa mel ni mbir mi dafa nar a tuuru ci kawam, ndaxte moom lim demandé woon moo di ne nañ gaaw dem assemblée daane gouvernement bi ba noppi gaaw convoqué élection yi. li tax mu defoon loolu waxtaan naa ci yéen semaine dernière, ndaxte élection européenne yi mujj
wax dëgg yàlla moo jiitu woon lu bëri ñëpp. ñaareel bi natt yi ñuy natt ci liñ koy wax sondage pour xam nit ñi tey su wote amoon kan la ñuy faral wax dëgg yàlla moom natt yooyu moom lañ jox faveur maanaam moo jiitu. donc loolu ñàkk nekk peut-être moo ko puusoon mu dugg ci biir mu yeew rek ne day ñuy daane gouvernement bi pour gaaw dem élection parce que yaakaar na ne suñ demee élection mooy gagné ba noppi mooy nekk premier ministre. waaye nag loolu mu déclenché wax dëgg yàlla dafa mel ni daanu ci kawam ndaxte lim bëggoon moom ñu gaaw dem assemblée nationale dissoudre assemblée nationale bi jàpp daane premier ministre bi jàpp date pour élection. waaye barkaati démb bi ñu demee assemblée wax dëgg yàlla mbir mi dafa mel ni bal bi dafa tourné ndaxte moom mouvement 5 étoiles ñoom ñoo formé gouvernement bii di dox moom mu bugg a rocceeku bugg a beru. waaye nag bu leen fàtte ne am na beneen mbër bu nekk ci biir muy parti démocratique te parti démocratique wax dëgg yàlla mooy deuxième parti bi. ñi ànd ak Renzi mooy ba Renzi di njiit lii ouvertement waaye presque ci ñi ci ëpp doole ca parti boobu la. léegi li génn ci waxtaan wi moo di ne su Matteo Renzi rocceekoo PD ak mouvement 5 étoiles wax dëgg yàlla ñoo nar a ànd muy mel ni rek politique comme niñ koy waxee dara nekkul définitif lu nekkay changé te ci politique tamit wax dëgg yàlla surtout ci Italie waxeet boobu ñuy jàmbat ci suñ réew dafa mel ni fii la ëppee ndaxte ku fekk Matteo Renzi nar a ànd ak Di Maio te wax dëgg yàlla ku ci nekk da ngay yàgg sa wax duñ ànd ñoom ñaar duñ ànd mukk ba ñuy former gouvernement bi ca juin 2018 mouvement 5 étoiles ak Di Maio demoon nañ seeti PD waaye Renzi ci boppam dafa bañoon ne moom du ànd ak mukk Cinque Stelle te lii taxaw moo di ne mu ngi bëgg a taxaw def rapprochement ak 5 étoiles ñu koy woowee Cinque Stelle pour su Matteo Renzi rocce ko ñoom ñu dugal taxawal seen majorité muy mbir mu doy waar. donc wax dëgg yàlla loolu ñuy waxeet te ñu koy ñaawale politicien suñ réew su ma yeewoon ne fii la ëppee ndaxte nit ñi nekk ci pouvoir yi ak ñi bëgg a jot ci pouvoir wax dëgg yàlla objectif bi mooy jiite kuy politique pour jiite moo tax. donc loo wax tey doxul ci seen damay jottali rek lu ñu wax tey doxul day mel ni ñoom lu doxul tey jarul faale ëllëg soo waxee leneen te bokkul ak la nga njëkkoon wax tam jàll dafa mel ni ñoom daal foofu lañ teg seen waxtaan. waaye nag mu nekk Matteo Salvini donc keroog altine dañoo oote pour def motion de sfiducia boobu maanaam motion de défiance maanaam pour weddi daal gouvernement bi. waaye nag parti yi ànd ak Cinque Stelle di parti démocratique am na yeneen mbër yu ndaw parti yu ndaw laay leen di ooyee ñoom it ñu koy wax léewu ñoom it wax dëgg yàlla jege nañ 5 étoiles barki démb ci assemblée ba loolu Matteo Salvini bëggoon doxal daane gouvernement bi dañ koo bañ parce que ñoom dañ ne balaa ñuy daane gouvernement bi non seulement jot gi amul ndax ci vacances lañ nekk waaye aussi nañ xaar ba déglu kii nga xam ne mooy premier ministre di Giuseppe Conte ñu oo ko mu ñëw ci assemblée bi wax su waxee ñu dégg
ñàkkul ne ci la ñuy xam décision mu mel ni wax dëgg yàlla li Matteo Salvini bëggoon ñoom dàq nañ ko muy nag benn pertement ci Matteo Salvini léegi tamit ñoom mouvement 5 étoiles ñoom dañ ne balaa ñuy daane gouvernement bi nañ dugal xeex bi nga xam ne yàgg nañ ko di ko xeex muy nañ wàññi turi député yeeg sénateurs yi di fàttali rek ne Italie député yeeg sénateurs yi mot nañ 900 moom nag def ne nañ ci wàññi 345 ba dellu ci yem ci à peu près 600 ñoom xeex boobu ne nañ lañ yàgg di xeex duñ bàyyi ba nga xam ne léegi jot na pour yott ñu bugg a daani gouvernement bi loolu daal ñoom nañ ne daal nañ dugal loi boobu te wax dëgg yàlla mooy li leen soxal mbir mi nag ñu bëri dañoo gis ne tamit mouvement Cinque Stelle loolu stratégie la loolu mu génnee stratégie la pour bañ a daane gouvernement bi ndaxte député ak sénateurs yi suñ ko naree wàññi non seulement du assemblée moo koy wàññi waaye dañuy wote loi boo xam ne dañuy dem référendum te suñ demee référendum mën na jël temps ba nga xam ne moom li Matteo Salvini bëggoon du mën a nekk sur le champ wax dëgg yàlla mu mel ni Matteo Salvini xadar bi mu àndoon ak doole ji mu àndoon dafa mel ni weddi boobu ñu ko weddi ci biir assemblée day nuru ay bàcc yoo xam ne dañ ko jam ndaxte su parti démocratique ànd ak mouvement 5 étoiles ñàkkul ne gouvernement du daanu parce que ñoom ñaar suñu àndee ñoo dañuy am majorité te suñu amee majorité wax dëgg yàlla président de la république bi nga xam ne moom arbitre la suñu yeggee ci moom li muy laaj mooy est-ce que beneen gouvernement mën na taxaw mu nekk nag wax dëgg yàlla mu ngi mel ni ki nga xam ne mooy Matteo Salvini moom wax dëgg yàlla dafa mel ni dafa repp am na sum benn xarit mu ne dafa repp ndaxte yàlla su la joxee nguur nga yeewu ne da nga gën a faqale ne da nga bëgg lu ëpp bëgg a daane la nga yoroon dafa mel ni soo wattul lépp day dindi ci sa loxo ci gàttal soo wattul mbirum opposition lay dem waaw lii mooy li nga xam ne moo xew foofu ci assemblée bi waaye nag gis nañ sax ne ay ñi ànd ak Matteo Salvini mbir mi xaw na leen jëf-jëfi Salvini bi xaw na leen jaaxal te wax dëgg yàlla dem nañ ba naan kenn ci ñoom nga ñu koy wax Giorgetti nga xam ne presque mooy bras droit bu Salvini nee na Salvini moom mooy kàpp bi moo décidé moom kenn maanaam waxtaanu ci kenn muy mbir mu doy waar mu am tamit keneen koo xam ne mu ngi ànd ak Matteo Salvini ñu koy wax Centinaio moo nekk ministre de l'agriculture moom mu ngi proposé nañ toogaat waxtaanaat mouvement 5 étoiles pour xool contrat de gouvernement boobu d'accord bi ñu amoon nan la ñuy fexe pour yeesalaat ko mu mel ni rëccu jëfi Matteo Salvini bi dafa taxaw te rëccu boobu wax dëgg yàlla créé na jaaxal na leen parce que ñoom nguur am ko def ci at nar koo ñàkk dafa mel ni moo taxaw ci seen loxo ba noppi dellu sul fexe ñi nga xam ne ñoom lañ daane woon fexe muy ñu dellu siwaat muy parti démocratique ak ñiñ àndal muy Matteo Renzi ak ñim àndal dëgg yàlla lii mooy li nga xam ne moo taxaw ci politique bi mu nekk nag waxtaan ku koy suivre yu passionnant ndaxte da ngay gis ñuy sànni ay flèche bëgg dara wax bañ a wax directement loolu wax leneen mu ngi mel ni Giorgetti presque loolu mu wax ne patron bi moo décidé
dafa bëgg a te waxtaanu cee kenn loolu pour ubbi buntu négociation ak mouvement Cinque Stelle ci noonu laa ko gisee man. Centinaio moom dafa jaar ci digg bi carrément ne war nañ mën taxawaat wax ak ñoom waaye waxtaan wi yëpp li ci am li ci intéressant mbokk yi moo di ñoo ñuy wax analyse politique yi journalistes yi ay suuxlukat lañ comme niñ koy waxee ci làmb ju nekk day am ay suuxlukat te wax dëgg yàlla ñoom lu nit wax rek dañuy fexe nit wax ñu jottali ko pour ñeneen ñi dégg ko mun mel ni lépp ci ay wax la ci ay jëflante ci ay jokkalante ci biir assemblée bi ak ci presse bi muy vraiment ñu jàngee ci lu bëri ñun africains yi ñun sénégalais yi surtout di wane ne wax dëgg yàlla démocratie dafa baax dafa neex parce que jaay doole dootu fa am jaay majorité rek moo fay am mais doo wax ne nit te majorité bi loo am doole loo bëri doole dafa am fu sa doole yem ci noonu waxtaan bi nga xam ne moo fi am xëccoo bi fi am ku ci nekk da ngay éviter def dara wax dara loo xam ne ëllëg dina daanu ci sa kaw ndaxte kii di président de la république mbirum constitution lay taxawal ba noppi buñ fàtte ne aussi magistrat yi muy magistrature bi wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi ne teg waaye lépp ñu ngi koy bàyyi xel ñàkkul ne sax dinañ déglu téléphone yi nit ñi parce que loolu am nañ ci doole pour xam ndax amul ñenn ñoo xam ne ñu ngi def loo xam ne jaarul yoon dëgg yàlla mu wane ne rek képp ku yore nguur fii as nguur nga yoroo lépp d'ailleurs loolu ñu ngi ko doon jàng xas Matteo Salvini parce que ci waxtaanam dafa mos a wax nañ ko jox plein pouvoir maanaam nañ ko jox doole ju mot te fii amul kenn koo xam ne yore nga doole président de la république li mu yore mooy arbitre la arbitre nag ci taxawu arbitre la war taxaw premier ministre li mu yore mooy doxal politique yi réew mi mais mbirum justice même su amee ministre de la justice mbirum justice du moom mooy dogal dëgg yàlla député yi tamit président de la république li muy doxal mooy la ñuy wate ci assemblée lu ñu watewul ci assemblée du ko mën doxal donc di wane ne rek pouvoir bu ku ci nekk say pouvoir la te wax dëgg yàlla mooy li nga xam ne moo manqué su suñu réew mi parce que su suñu réew benn nit mooy buur mooy bummi te fii loolu amu fi xëccoo la ci xëccoo bi yëpp nag dañ koo teg ci yoon parce que lu ci nit def rek magistrat yi mën nañ dóor ci sa kaw wax dëgg yàlla muy mbir mu intéressant bu passionnant parce que ni yàlla nag may leen wax ñu mën a wax dëgg yàlla wax yu rafet parfois sax suñuy xuloo sax suñuy jokkalante sax niñ koy waxee day rafet dëgg yàlla mbokk yi muy wane rek ñi nga xam ne xam-xam lañ yore ñu koy wax politologue yi wala constitutionnaliste yi ñoom it di dikk fuñ journaliste yi programme buñ def ci mbirum politique dinañ oo borom xam-xam yooyu pour mu indi leen leeral donc di wax ne rek kenn xamul lépp bien que journaliste lañ jàng nañ waaye chaque fois dañuy jël borom xam-xam yi ñu ñëw indi leeral borom xam-xam yu wóor ñoo xam ne def nañ ay retraité sax la ñuy doon ay mag yu la ñuy doon xam ne ñoom ci mbirum organisation politique rek lañ doon liggéey foog naa ne loolu moo manqué ci suñu réew te wax dëgg yàlla war nañ ko ci jàngee beneen mbir mi tamit di wax démocratie ci presse da nga gis presse bi fii à part RAI mooy télévision publique bi ba noppi soo jógee ci RAI am na yeneen canaux yi yu mel ni Mediaset muy canal 5 Rai 4 kii canal 4 Rete 4 ak Rete 2 yooyu yëpp am na fii waxuñ ne faruñ parce que nag privé bi am na ñuñ far mais nag da ngay gis ne lépp lu ñuy def rek dinañ ci invité ñeneen ñi nga xam ne farañoo waaw mu mel ni télévision Berlusconi moo ko moom ñëpp xam nañ ni ci droite bi la bokk
waaye saa ñuy wax saa ñuy def émission dinañ invité ñeneen ñi ci seen wax ñoom journalistes yi da nga gis ne am nañ fuñ faree waaye duñ fësal trop ñi ñuy invité tamit duñ leen jiiñ ne leen yéen fi ngeen far luñ xam la bàyyi ko ubbi waxtaan wi mu nekk waxtaan wu yaatu te neex muy muy ci chaîne télévision yëpp wax dëgg yàlla da ngay doo ci gis mukk koo xam ne dañ koy jiiñ ne yow da ngaa far parce que xam nañ ne ñàkk far amul waaye nag dañuy waxtaan pour leeralante pour te loolu li ci rafet moo di ne ki ñu invité dina xam ne kii ko invité am na fu mu far waaye du ko jiiñ moom day continuer di waxam su nit waxee lu mu d'accordul mu changé ko mu nekk waxtaan wu rafet wax dëgg yàlla mu nekk yéene boo xam ne ñu ngi koy xool di ko suivre mu nekk yéene boo xam ne yàlla na wàcc ci suñu réew yi xam naa ne nag pour mu wàcc suñu réew yi tamit il faut que làkk yi nga xam ne suñ mbokk yi moom lañ nàmp ñu koy joxe di ko jàngale pour nit ñi di mën wax parce que wax dëgg yàlla xam naa ne assemblée nationale bu Sénégal ñu ngi fay wax wolof ak yeneen i làkk yi waaye nekkuñ luñ jàngale te parfois dañuy jaxase français beeg tubaab français beeg wolof beeg joolaaye wala pël bi ba nga xam ne yow doo ci xam mais ñii nag italien la ñuy wax te dañ koy teg ci wax ju rafet wax ju jaan yoon wax dëgg yàlla mu nekk yéene boo xam ne yéene nañ ko ñu jàng pour suñu réew parce que nag mbirum doole amul njëriñ ci àddina parce que fu doole am rek mooy naxaate mu ngi ko bugg a am te doole fii moo di ne loo am rek as doole ngay am fii bàyyi sa morom mu yore feneen doole mu mel ni doole ji dañ koo séddoo loolu mooy démocratie du dara lu dul doole réew mi ñu dénk ko ay ñeneen ñu bañ koo jox benn nit waaye séddale ko ñëpp muy nekk nag wax dëgg yàlla mbir mu rafet xam naa ne lii moo am donc mbokk yi ci situation politique Italie bi ma defoon ci parenthèse rek pour def connexion ak suñu réew di leen wax ne rek ne prochain rendez-vous bi le 20 août la Conté di ñëw ci assemblée bi pour def discours am ndax day bàyyi ndax day démissionner mën naa am waaye ñu bëri yaakaaruñ ko pour mu démissionner il faut su defee discours ba pare mu dem seeti président de la république bi muy Mattarella pour delloo ko ndom lenge yi waaye ñu bëri yaakaaruñ loolu ñu bëri yaakaar nañ ne su defee discours ci biir assemblée bi su demee ci président Mattarella peut-être Mattarella da koy demander ndax mu former beneen majorité boo xam ne ñu ngi xalaat mouvement 5 étoiles ànd ak parti démocratique bu Renzi est-ce que ci diggante bi waa Lega dinañ commencé seddal dinañ ko continuer pour jéem a jubawaat ak ñoom est-ce que suñ joxalee noonu waa mouvement 5 étoiles dinañ d'accord pour accepter leen ko loolu mooy wax dëgg yàlla ay questions yu bëri yu posé wu ñuy xaar donc le 20 août pour suivre ko xam luy xew li wóor daal moo di ne Matteo Renzi wax dëgg yàlla mu ngi ci position bu xaw a doy waar ndaxte nag wax dëgg yàlla yore nguuru ba noppi ne da nga koy daane te bokkoon ca ñëw samp nguur ga kenn mësul gis loolu comme ni ko suma xarit boobu waxee mbaadu dafa rep wala mbaadu immigrants yi ñoo jóg ci moom ku rep moom ci dee nga jëm est-ce que immigrants yi nekkul na ñoo jóg ci ñoom dëgg yàlla naam gaa fii ci politique yi Italie mbirum xërëm mbirum liggéey gëmuñ ko waaye di fàttali ne loolu lu bëri doole la ci suñu réew ci mbirum politique yi di wax ne réew mu nekk ak na ngay doxalee fii ñoom gëmuñ loolu waaye Sénégal moom mbirum sëriñtu ci politique ak ci football wax dëgg yàlla lu fa bëri la te ñàkkul ne ñii xamuñ ko waaye nag ñaan yeeg jóg yeeg ñaan yi surtout nag mbaa du ñoo ko laal ba mu jommi dem du def loo xam ne waru koo def li wër daal mooy ñi ànd ak moom ñu ngi gis ni ci si biir ñu ngi commencé rëcc mbokk yi donc lii lañ leen indiloon tey di wax làmb ji
ci Italie muy actualité politique bi nga xam ne moo xew ci Italie ci jour yi di leen ñaanal jàmm tey le 15 août di fàttaliku le 14 août daaw coono ba amoon Genoa te anniversaire am dellu si démb ñuy ñaanal 43 personnes ya gaañu woon ca pont ba daanu woon Genoa ñu leen di ñaanal xare àjjana yàlla xare leen àjjana muy wax dëgg yàlla lu métti di ko ñaanal waa Genoa di ko ñaanal jàmm ñëpp mbokk yi. donc lii lañ leen indiloon tey ci rajo defaral suñu bopp di la wax ne mën ngeen télécharger application bi ci Google Store pour mën di suivre programme yi nga xam ne ñu ngi koy def di si xam naa ne fii ci kanam rajo bi dinañ bëgg muy dox muy émettre 24 heures sur 24 ñu ngi koy préparer pour que lépp loo xam ne rek day ñu concerné ñu ciy discuter waxtaan ci. jërëjëf mbokk yi, seen xarit Baye Diouf ci rajo defaral suñu bopp depuis Milan en Italie jërëjëf.